asalaamaaleykum mbokki Sénégal man Ousmane Sonko di député à l'Assemblée nationale du Sénégal waaye it di njiit parti bi ngeen xam muy Pastef les Patriotes maa fas yéene dellu si waxtaan ak yéen ci li nga xam ne lu am solo la cim réew mooy gafag ak réew mi nga xam ne dañoo toll ci jamono juñ koy càmbare. xam ngeen am réew dafa am lu ñuy wax budget nag mooy tënk lépp loo xam ne ci at wi ñu dëgmal lépp luy alalu réew mi li ñu yaakaar ci alal lu ñu war a dajale ci réew mi dañ ko ciy xayma waaye gannaaw bu ñu xaymaa loolu it fépp fu ñu bëgg a dugal alal googu war a yitteel askan wi dañ ko fay tënk loolu la ñuy wax budget mooy bu ñu nee ci alal mooy li ñuy jëlee ci lempo gi li ñuy jëlee ci yeneen xeetu alal yu bokkul ak lempo gi nga xam ne tey li ñuy jëlee ci àll gi suñu jaayee bois bi wala li ñuy wax recette domaniale wala yeneen ak yeneen buñ ko dajalee ba ne mat na 3700 milliards moom la ñu yaakaar ni dañ ko am ci 2020 dañuy wax tamit 3700 milliards yooyu li nga xam ne mooy jàngoro askan wala mooy yitte askan wi li jëm ci pàcc li jëm ci njàng mi li jëm ci mbay mi li jëm ci càmm gi li jëm ci yeneen ak yeneen yu mel noonu bu nekk ñu ne nangam lañ fa war a dugal bu ngeen gisee nag tey ma ñëw toog ne damay waxtaan ak yéen fas yéene def benn série de vidéos yoo xam ne bis bu ne dinaa jël lenn ci budget boobu waxtaan kook yéen li waral loolu lu gàtt la bu ci njëkk mooy assemblée nationale bu ñuy saytoo loolu dafa di bërëb boo xam ne jafe na nga wax fa xam-xam parce que temps bi ñu lay jox pour nga wax gàtt na loolu temps boo xam ne diggante ñetti simili ak juróomi simili gouvernement bi moom dina jël lu ëpp juróom benn weer di préparer budget bi préparer ko ak ay ministère am préparer ko ay direction générale am préparer ko ak ay direction am daal di tënk loolu yépp ci document bi ñu andi ko assemblée yow boo waree wax ci lu jëm ci paj mi wala ci njàng mi ñu ne la juróomi simili dong nga am pour wax ci loolu ñun ñëpp da mën ngeen d'accord ak ñun ni lu gàtt la ba nit du ci mën a wax lu xóot. ñaareel bi mooy condition yi ngeen gis assemblée nga xam ne lu ci ëpp malheureusement en tout cas lu bari ci député yi fa ne réer nañu mbir lan moo leen andi assemblée nationale ba su nit di wax ñu ne fa di yuuxu di xaste di saaga ba fu ñu waroon toog mu doon débat d'idées muy sottante xam-xam malheureusement kenn mënu fa wax xam-xam comme ñun nag Pastef dañoo fas yéene indi xeetu politique bu bees xeetu politique boo xam ne lépp dañ koy teg ci xam ak xamle lépp dañ koy teg ci wax loo xam ne day jëriñ askan wi moo tax ñu ne nag jot na ñu fexe ba askan wi kenn ku nekk ak niveau bu munti toll nga xam lan mooy budget ak budget bi nu mu tëree ak nan nga ci war a mën a gisee sa bopp par rapport ak li nga xam ne mooy say mbébét yow looloo waral ñu ne dinañu def quelques vidéos yoo xam ne dinañu gën a xuus ci mbir mi waxtaan ci yéen ci mbirum budget bi ñu war a wote nag mooy budget bi war a yor Sénégal ci at wi ñu dëgmal muy 2020 budget bi ñoo ngi ko natt ci xayma ci alal 3573 milliards la ñu ne moom la ñu yaakaar ni lu ñu war a mën a dajale la ci li ñuy wax budget général mooy li nga xam ne ci lempo gi lay jóge li nga xam ne dañ koy lebi bitim réew li nga xam ne dañ koy jëlee ci yeneen xeetu prélèvement yi loolu lépp boo ko dajalee ne nañ 3573 milliards la ñu yaakaar ni nguuru Sénégal dina ko dajale ci at wi ñu jëm muy 2020 3500 milliards yooyu nag ñu ngi ko séddale ci lu mat 42 postes budgétaires yoo xam ne boo ko seetloo am na ay ministères 33 ministères yoo xam ne ku nekk am na lu ñu la ci jagleel am na it ay institutions muy juróom-ñaari institution mu am benn boo xam ne
la ñu war a fay ci bor bi mu am ci benn boo xam ne nag moom la ñuy wax les charges non réparties mooy boo dajalee alal gi yëpp dina ci am loo xam ne duñ ko séddale, dañ koy bàyyi ne moom mooy doon réserve, ñu bàyyi nguur gi mu xool nu mu koy utiliser par rapport ak ay besoins yu signalé wu. 33 ministères yoo xam ne boo ko booleeg institution yi ak poste bi nga xam ne moom la ñuy fayee bor bi nga teg ci li nga xam ne les charges non réparties mooy les 1573 milliards. lii nag la ci ëpp solo mooy kuy xayma dëgg nu ñuy yoree réew da nga koy xayma diggante option politique yi nga xam ne ñi yor réew moom la ñu def mooy li ñu diggee ak askan wi, parce que budget bi dafa war a refléter option politique yooyu. mooy ku am sa programme ne programme bi mbay laa ci jiital, teg ci càmm, teg ci éducation, teg ci santé, normalement budget bi dafa war a firnde loolu. waaye bu dee budget bi dafa ñëw jaar nële par rapport ak li nga diglante woon ak askan wi, bu boobaa budget boobu méngoowul ak li nga diglante ak askan wi, muy benn. ñaareel bi budget boobu dafa war a méngoog li nga xam ne mu war a doon priorité askan bi ci fi mu toll ci développement wala ci sous-développement. ci ñaari fànn yooyu la ñuy xaymaa budget yi, ci la ñu fas yéene waxtaan ak yéen. ma fàttali ni Macky Sall ci waxam boo seetloo budget bi boo demee ci point 6 bi dafa ne investissement yi ñu war a def ci budget bi dafa war a méngóog li nga xam ne mooy ay priorité am ci quinquennat bi, ci juróomi at yi nga xam ne moom la war a toog ci bopp réew mi. ñu ne ci naka la, mu ne benn bi mooy nañu yokk li tubaab di wax l'offre en infrastructure socio-économique structurante ainsi que les services sociaux de base. mooy lépp li nga xam ne dafa war a jëm ci tali yi, ci pistes rurales yi, et cetera. waaye services sociaux de base yi nag mooy lépp lu war a jëm ci poste de santé yeeg ci yu demee noonu. ñaareel bi mu ne amélioration continue des systèmes éducatifs et de santé pour les rendre plus équitables et accessibles. mooy lépp li nga xam ne jumtukaay yu ñuy fajoo la nañu fexe ba yokk ko ci quantité, waaye nañu fexe it ba yokk ko ci qualité, tasaare ko wasaare ko ci dëkk ci Sénégal yépp ba fu nekk fu waaye nekk rek mun faa am fajukaay bu méngoog li jamono laaj ci fii ñu toll nii. ñetteel bi mu ne l'amélioration continue du système éducatif et de santé pour le rendre plus équitable et accessible. mooy njàng mi ñu fexe ba njàng mi mu doon loo xam ne lu mucc ayib la. ñeenteel bi mooy renforcement de la sécurité, de l'accès à l'eau potable, de l'électrification rurale et de l'assainissement des lieux de vie des citoyens. mooy lépp lu jëm ci ñu fexe ba sénégalais bu ne dootul toog ba joytu ndox bu muy naan ci ndox gu sell, ñu toog ba sénégalais bu ne ak fu mu munti nekk ci Sénégal dootul joytu courant muy électricité, waaye ñu fexe ba sénégalais bu ne fu mu munti nekk inondation dootu ko dal, wala ñu naan nu ñuy def ba gaanuwaay ndox mi bañ faa taxaw, mooy assainissement, ñu branché leen ci ay égout ak yu mel noonu. juróomeel bi mooy li ñuy wax l'inclusion sociale et l'équité territoriale, mooy fexe ba sénégalais yépp nag ak xeet boo munti bokk, ak diine boo munti bokk, ak région boo munti dëkk, ak situation physique boo munti nekk, ñu fexe ba nga sentir sa bopp ni yow Sénégal nga bokk. waaye it li ñuy wax équité territoriale mooy gis nañ ni wax dëgg yàlla Sénégal boo fiy wër, boo duggee ci àll bi dugg ci yenn régions yi wala yenn départements yi, da nga naan est-ce que maa ngi Sénégal, mu mel ni lépp dañ koo jël concentré ko ci benn bërëb. ñu ne loolu moom mu ne diggée na nu muy fexe ba loolu ñu dindi ko fi ba ñëpp tolloo, région yëpp ñu fexe ba ñu jegante en tout cas ay niveau. ak juróom-benneel bi nag mu ne la création d'emploi, fexe ba liggéey am, xëy am, rawatina xëyu ndaw ñi. kon lii suñuy càmbar budget bi ci base bii lañ ko war a càmbare. est-ce que lii mi ngi ci budget bi ak naka la fi nekkee? gaa mënul ñàkk ne ci budget bi
parce que budget su dee bii yëpp dafa correspondre ak ay ministère bu ne nu mu tuuti bindal nañ la quelques milliards waaye lii dafa waroon nekk priorité mooy moom la ñu waroon gën a cëral ci budget bi est-ce que loolu am na ma dellu si ci chiffre budget bi càmbar koog yéen pour leen ni loolu am na lu si am lu tuut waaye nag des na lu bëri. dama wax keroog assemblée ne ministre bi dis-moi quel budget tu as et je te dirai quelles sont tes options mooy wax ma yow sa budget nu mu tërëw ma wax la yow foo bëgg a jëm ak Sénégal te niñ ko gën a mën a càmbaree mooy da ngay jël budget bi nga xool fukki poste budgétaire yi nga xam ne mooy yu jiitu ñoom la ñu gën a dooleel ci biir budget bi boo seetee tey budget Sénégal boo jëlee 10 postes yu jiitu fukki postes yu jiitu bi ci njëkk mooy ministère de l'éducation nationale ñu ne loolu lu baax la dinaa ci dellu si bu may càmbar ministère par ministère parce que lii introduction générale la cadre général bi lay fixé ñu ne ministère de l'éducation nationale moo ci jiitu ñu jox ko 526 milliards 270 millions loolu di représenter 14,73% recette budget général bi waaye di représenter 4,03% ci suñu PIB mooy suñu alal gi yëpp boo ko càmbaree ñu ne lan moo ci tegu ñu ne les intérêts de la dette ñaareelu poste budget Sénégal mooy li ñu war a fay ci bor bi moom mi ngi mat 364 milliards 800 millions loolu la wax keroog assemblée nationale ni bés bu yàlla sàkk Sénégal dina fay 1 milliard ci intérêt de la dette te su ma nee Sénégal mooy boutiquier bi taximan bi marayeuse bi commerçant bi maçon bi ñooñu ñëpp dañu war a xam ni kenn ku ne yaa ngi fay lempo boo ko yëgee boo ko yëgul lempo googu mooy fay bor bi mooy bis bu ne Sénégal dina fay lu ëpp 1 milliard ci bor bi ñu ne ban moo ci tegu ñu ne ministère des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement mooy ministère bi nga xam ne moo yor tabax tali yeeg autorail yeeg ñoom seen loolu it moo jël ñetteel bi avec 295 milliards ñu ne ban moo ci teguwaat ñu ne ministère du pétrole et des énergies 255 milliards ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation tegu ci ñu tegaat ci ministère des forces armées ñëw avec 198 milliards mooy suñu armée bi suñu jàmbaar yi ak suñu sécurité ci frontières yi ñoom seen ñu doog ci teg nag ministère de la santé et de l'action sociale muy paj mi ñëw na ci 7e position ñu jox ko 191 milliards ñu teg ci li ñuy wax les charges non réparties mooy partie budget boo xam ne kenn du ko affecté benn ministère waaye dañ koy bàyyi ci loxo Macky Sall ak ministère des finances am ñoom ñooy seet nuñ koy lijjantee ak fuñ koy dugal selon li ñu jàpp ni mooy seeni besoin ñu doog ci teg nag ministère de l'agriculture et l'équipement rural moom ñu ngi ko jox 152 milliards bi tëj nag ci fukk yi mooy les institutions su ma nee institution mooy présidence de la République secrétaire général du gouvernement assemblée nationale au conseil des collectivités locales ak conseil économique social et environnemental ñoom rek daggal nañ leen 136 milliards mu représenté 3,83% des recettes et 0,90% du PIB yii fukk la Macky Sall jiital ne moom mooy yi ko gën a yitteel ci Sénégal ñun ñu jàpp nag ni lii méngoowul ak li mu digge Sénégal ak li mu wax ci exposé des motifs bi ne yooyu lay jiital boo jëlee lu mel ni renforcement de la sécurité de l'accès à l'eau potable de l'électrification rurale ñëpp xam nañ ni boo duggee ci àll bi waaye ba fii biir Ndakaaru sax problème mu ndox mu sell am na fi ci ñëpp gis ngeen ni ba léegi am na sénégalais yoo xam ne mënuñu am courant te courant bi métti na trop Sénégal seer na ak yu mel noonu boobu mi ngi ko teg 11e position bokkul sax ci 10 yu njëkk te bokk na ci dige yi gën a rëy yi mu dige woon sénégalais yi boo jëlee lu mel ni l'inclusion sociale et l'équité territoriale mooy fexe ba sénégalais yépp yi sentir seen bopp ci Sénégal mu ngi ko def 13e position boo jëlee la création d'emploi mooy nu ñuy fexe
ba sénégalais yi am xëy parce que koo amul xëy nag dafa mel ni bokkoo ci réew mi boobu mi ngi ko yóbbu 18e position création d'emploi. kon boo jëlee yooyu yóbbu leen ci gannaaw jox leen as tuut ci budget bi waaye nga jël lu mel ni institution yi nga jël lu mel ni les charges non réparties nga jël lu mel ni la dette intérêt de la dette waaye nga jël lu mel ni ministère des infrastructures et des transports daal leen jiital jox leen budget yu rëy rëy ça veut dire que yow xamoo lan mooy priorité Sénégal te benn bu nekk nag li tax ñu def ko fi mu ne dinaa ci ñëwaat ak sénégalais yi ndax yi ma lim yi yëpp 5 yi yëpp waruloo nekk fi mu nekk nii li tax ñu ne fi mooy yenn yi seeni patron yi nekk bitim réew lu mel ni FMI Fonds monétaire international wax naa keroog assemblée nationale nee naan FMI du suñu mbokk du suñu xarit FMI dafa am ay intérêt yu mu toogal intérêt yooyu lay doxal te dinaa ci ñëwaat bu baax bu ma egsee ci infrastructure ndax dinaa leen ko woon ci terre bi dinaa leen ko woon ci autoroute yi ñuy tabaxloo ak yeneen yu ni mel yooyu seen commande yu jóge ci biti ñoo leen naan fexe leen ba jël lu duun ci budget bi dugal foofu parce que ñun loolu day dundal suñuy entreprise comme yi ngeen di bëgg a tabax yéen mënu leen ko defal seen bopp dinañ leen imposer suñuy entreprise lebal leen xaalis ngeen fay ñu intérêt yu dul jeex ba pare du ñu fay impôt Sénégal ñu am exonération ba pare nag léegi dañuy andi suñuy personnel ñooy ñëw liggéey foofu boo jëlee lu mel ni institution yi ñëpp xam nañ ni c'est politique lekkukaay xaalis bu ñuy séddoo ñoom ci biir politique nga créé ay institutions xam ne amalul benn njëriñ Sénégal ñooy reyante ñoom di ci rey seen bopp suba ak ngoon kenn ku nekk ne man war nañ maa jox ab institution tey boo laajee Sénégal HCCT ak 16 lan mooy njëriñ bi Sénégal boo ko laajee Sénégalais kenn mënu na ne lii amal na njëriñ Sénégal ci fànn gi wala ci fànn gi am na yeneen yu mel noonu waaye ay séddoo politique la yoo xam ne nooy fexe rek ba say clientèle politique kenn ku ne nga jox ko benn moccaat mu toog jàpp ñàmburam te boobu jamono yoonu askan wi newu ci boo jëlee lu mel ni bor bi dinañ ci waxtaan bu yàgg bor bi ndax boru Sénégal jaaduwut te bor bu nekkee 2e position rek ci suñuy poste budgétaire ça veut dire que am na problème waaye li tax ñuy leb ak fu bor ba di dem loolu yëpp dinañ ci dellu si ci benn vidéo spéciale boo xam ne moom it ci fan yi di ñëw rek dinañ leen ko dégtal boo jëlee nag li ñuy wax les charges non réparties mbuxu mi ñuy def yëpp foofu lañ koy jaarale mooy fexe ba jël alal ci alal askan wi loo xam ne duñ ko jaarale duñ ko affecté fenn bu ko defee ñu ubbi ay compte de dépôt ci ay banques privées daal fay def xaalis bu dul jeex di wëlbatiku di jël xaalis boobu am seeni entrepreneur rek yu mel noonu di leen defloo ay faux marché wala di leen defloo ay faux acquiescement mooy li amoon ci 94 milliards yi jaare foofu di leen fay milliards yu dul jeex ñoo ñu wëlbatiku daal di def li ñuy wax rétrocommission delloo leen seen wàll ñuy séddoo gundaandaat ci kaw réew mi budget bi boo ko xoolee looloo ci gën a fees looloo ci gën a feeñ looloo ci gën a firndewu te li gën a métti dinaa ci dellu si bu may wax ci wàllu institution yi geneen ak geneen yi ci bëri ci ñoom amul benn contrôle boo xam ne du Cour des comptes du IGE du OFNAC du keneen koo xam ne am na sañ-sañ ne alal réew mi la war naa ko saytu lii mbokk yi la ñu bëgg présentation générale ci xar kanamu budget bi lañ ciy tiire ci conclusion mooy sénégalais yi xam ni budget bi feeñalul lii priorité sénégalais yi du ci paj mi gaa soo jëlee ci 10 premiers postes yi paj maa ngi si njàng maa si mais dinañ ci dellu siwaat parce que boo seetee li ñu dugal ci paj mi ak ci njàng mi néew na trop boo ko doon méngale tey ak réew yi nga xam ne fulal nañu faydal nañu seen paj ak seen njàng la ñu dugal ci paj mi dafa néew trop ñun ñu jàpp ni nag réew mu mel ni Sénégal waroon nañu gën a mën a fulal yooya muy njàng mi muy paj mi
man de boo ma doon wax classel 10 yi nga xam ne mooy doon priorité éducation nationale ak formation professionnelle mooy jiitu enseignement supérieur recherche innovation ñëw ci ministère de la santé tegu ci agriculture ak équipement rural ñëw ministère de l'eau et de l'assainissement tegu ci ministère du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale ñëw ministère des énergies ñëw élevage production agro-agricole tegu ci ministère de l'environnement et développement durable te loolu nañ ci ñëw lu yàgg ndax Sénégal dafa am ay menaces environnementales yu rëy rëy yoo xam ne mu ngi ñuy gete te xamuñu ko ma tëjee ko nag ak ministère du développement industriel et de la PMI parce que boo fexee ba nit ñi wér nga fexe ba nit ñi jàng am formation yu baax nga fexe ba mbay mi dox napp ki dox càmm gi dox nga fexe ba énergie bu doy am ba nit ñi waxuma la sax énergie domestique rek mooy ci kër yi waaye énergie industrielle ak yeneen boo amul ay unité industrielle yu am doole yu koy transformer nga def valeur ajoutée mun a exporter jaay am devise yu rëy boobu bu jamono du am solo lii moo war a doon priorité pour le développement du Sénégal te lii newul ci budget bi bu soobee yàlla ci vidéo yi di ñëw bu ci nekk dinañ ñëw faram-fàcce ko détaillé ko gën cee waxtaan ak yéen ba ngeen mën a xam lan la gars yi di def fi mu toll nii ak naka la waroo ak li nga xam ne mooy priorité Sénégal ñoo ngi leen gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous ci beneen vidéo ëllëg incha allah jërëjëf.